ak seen assurance vie seetaan leen seen émission le meilleur et le pire ak xel bu dal. La Sénégalaise de l'assurance vie, l'assureur de l'innovation, Sen Assurance Vie, met à la disposition du public la gamme de produits la plus étendue du marché avec 10 produits commerciaux. Offre diversifiée, explicite, transparente et prête à la consommation. Les parents d'élèves peuvent assurer le financement des études de leurs enfants, qu'il s'agisse de formation préscolaire, élémentaire, secondaire ou supérieure. Le salarié d'aujourd'hui peut garantir la non-interruption brutale de son salaire au moment de son départ à la retraite. Le prévoyant anticipe la baisse de ses revenus au moment de la retraite en souscrivant une assurance libre retraite. En cas de décès, l'assureur prend en charge les frais d'obsèques, déchargeant les familles endeuillées de tout souci matériel. Sen Assurance Vie, l'assureur de l'innovation. asalaamaaleykum chers téléspectateurs toujours mbette la ci ñun di leen dalal seen émission le meilleur et le pire semaine bi topp nañ ñeenti oto bi ci njëkk benn Ndiaga Ndiaye la suñu voiture numéro 2 benn 4x4 la suñu voiture numéro 3 benn taxi bagage la suñu voiture numéro 4 benn camion la ñu xooli seen comportement ci tali bi donc suñu voiture numéro 1 mooy Ndiaga Ndiaye bi nekk seen kanam. car rapide bi ñu gis na instant bi moo ngi daw mais apprenti yeeg ñëpp a ngi ci ginnaaw di lang te lii bu ñu xoolee bu baax accident yu ci jot am yëpp te car rapide yi am ñu ci lang ñëpp amul kenn ku ci dund te ñoom accident bu amee point de choc bi si ñoom lay doon contact bi si ñoom lay njëkk am ñu topp ko ñoo gis ne moo ngi daw ci benn voie bi donc gis nga moo ngi signalé pour jàdd mel ni koy jàdd à gauche ñu topp ko ba léegi parce que fii dafa am limite boo xam ne boo fa tollee lu mu deedee à 100 mètres ci pont bi foofu foog nga teel a xam ne soit da ngay jël péage bi soit da ngay jël pont bi nga dem parce que problème bu ñuy am fii tamit luy indi embouteillage yu bëri da ngay gis ku jël gauche bi alors que dafa bëgg dugg ci péage bi day mujjee dem bay waaju dugg pont bi bëgg fekk ñoo xam ne ñoo nekk priorité mu mun leen bëgg leen couper pour dugg ci péage bi alors que bu doon ne teel a rabaatu mu dem droite gis nga jàdd na sans pour autant mu signalé wul deful dara fii may corno bi ñoom fii lañ leen réservé fii la ñu war a taxaw ku ciy wàcc client wala muy jël client. moom déjà amagum na ñaari infraction ñu dem xooli suñu voiture numéro 2 mooy 4x4 bu ñuul bi amul plaque. di topp Ford bi moom sans plaque la moom tamit parce que sans plaque yi danger yu si nekk mooy ñoom toutefois bu ñu xoolee événement yu xew yëpp ñoom ñoo koy def parce que sans plaque boo xasee ba yor mu nga def loolu neex après léegi pour identifier oto bi day xaw a métti. alors tout ça rek dañ leen di considérer comme ñoo xam ne ñoo nekk en infraction plaque topp ko waaw sans mu signaler changement de direction jël gauche dem droite sans pour autant nga signaler la fekk nga ñëw jógee partie gauche ba neex rek uniquement automatiquement nga rabaat dem partie droite alors que partie droite tamit am na ñu koy occupé donc forcément waaye comme gisul la ngay signaler xamul si intention force day dal sa kaw loolu mooy indi loolu waa ji moom la def dafa ñëw changer direction sans problème da ñuy topp te normalement fii boo fi ñëwee si partie droite bi normalement da nga war a jël pont bi first stop bi boo xoolee bu dóoree droite bi dara ñëw en même temps moo ngi jàdd droite sans pour autant mu signaler intention am que ne dafa war a jàdd droite waaw ok léegi foo ñu tàkk na sûrement day am masse waaw léegi ñu xool intention ba léegi joxegul intention gis nga maanaam moom problème signalisation la normalement dafa war a jàdd droite mais dafa préféré ñëw jàdd sans pour autant mu signaler. donc moom amagum na 3 infractions ñu dem xooli suñu conducteur numéro 3 mooy taxi bagage bee nekk seen kanam di ngeen ko gis léegi. yéen a ngi koy seet ne de loin moom déjà de loin yi nga gis ne porte yi tëjul donc ça veut dire que am na lu mu yab loo xam ne moo ko teree porte yi tëju. cas yu mel ni dafa xaw a garaaw lu bëri mooy duñ ko def sur route nationale mais boo xoolee ci biir quartier yi la ñuy ëpp luñ koy def parce que dañ naan bon amul montage amul dara dañuy préférer ñu defee ko foofu kenn du leen mën a jàpp mais des choses yoo xam ne yow da nga koy gis bu baax ay buntu la teg buntu yi dem na ba dafa jël sax
nit ñi fu ñu war a toog siège yëpp la lem jël ay porte wej dugal ci biir jël ay fil takk fii takk fee boo xoolee feuille de toute façon lii bu doon feuille benn tàkku ci ñu ñëw ba ci wetu rond point bi ñu xool gis nga kële xoolal kële beneen sens fi la jël foo xam ne benn oto yi war a génne fa la war a dugg mais ñoom yàkkamti moo tax mënuñ bokk ak nit ñi beneen voie yi dañuy préférer dem dajak yeneen oto yu jógee beneen sens pour ñëw. moom tamit ñaari infraction la amagum ñu xool suñ conducteur numéro 4 mooy camion bee ngeen di seet muy duggaat ci national bi. ñu topp ko parce que moom sens bee la jógee sens boo jógee Petit Mbao pour dem LCI bu dee oto bu mag la oto bu ndaw mun na def tournée bi parce que mun na ñëw wéeru sans moom problème bu dee oto bu mag day obligé nga dem ba ca rond point ba nga mën a ñëwaat sinon boo ko def nga bii accident la ñoom ñaar ñu bàyyi fa oto yi nii sans pour autant ñu foto oto yi dégager oto yi mais ñoom dañuy préférer ñu bàyyi fa oto bi muy indi tali bi di xat en plus gis nga moo ngi doublé à droite ba pare signalé wul deful dara day ñëw rek mu doublé kii tamit mën nañ ko jàpp par refus de serrer à droite d'un département parce que oto yenn vitesse boo koy daw amoo droit nga daw ci partie gauche route bi toujours da nga war a serrer à droite boo xoolee day ñëw mu inse foo xam ne intersection la xoolal mu ñëw rek sans pour autant mu jël temps d'arrêt dafa ñëw rek mu engagé intersection moo tax fii Petit Mbao boo xool lañ fi notu accident yu bëri moo tax chaque fois heure de pointe yi da ngay gis am na benn gendarme bu fa nekk ñu topp ko ba léegi gis nga en tant que camion vitesse bu muy daw ñu yor oto bu ndaw sax pour ñu jot ko problème la donc moo tax seen accident du ndaw camion foo ko fekk mu def accident du ndaw moo ngi dugg station bi sans pour autant mu signalé wul gauche signalé wul droite day ñëw dugg. donc moom dinañ ko contrôler fii ci biir ñu bàyyi ko fa dem xooliwaat suñu conducteur numéro 1 mooy Ndiaga Ndiaye bi toujours. gis nga danger bu nekk fii oto yi wàcc pont bi xool la ñoo fu ñu taxaw noonu lañ bëgg a jégee gis nga fee ñëpp xam ne ne oto buy wàcc pont vitesse lay wàccaale et ñoom dañuy préférer ñu bëgg a jaar ci pont bi fu muy wàccee pour jàll moo tax accident yi fay am yooyu yëpp accident yëpp day garaaw waaw. xool pen moo demee kàddu gi yooyu apprenti yi dañuy def si marché bi moom laa bëgg a ji ba sonn par personne laaj. moom nga lay wax ñu wàcc ba sonn. kii chaque jour bu ñu waxal la jàll. yoo xam ne moom moo ko doon ah. sama jarbaat kii dafa soxla sax ci par. mais sonul la aaye woo ko. barke alxuraanul karim teg. déedéet bul xool sa der bu yàqu xool sa sécurité ba pare. parce que suñ tubaab nag kii dafa am la jàll. déedéet gëwuma loolu man lu ma gëm ba gëm mooy yow yaay responsable oto bi oto bi dégâts bu ci am accident bu ci amee tey ku ci dee ku ne yow responsable man maay dem. yow yaay dem donc yow war nga mën a jël sa temps sériwu ne baax na oto bi ndax client yi ñoo ngi ci biir ndax tëj nga bunt bi loolu boo ko deful nga loo xam ne du sa yoon du sa devoir. parce que rek koy sama bañ. ah déet mun moo ko gëm de parce que bu jàpp naa la ci wallaahi asim. waaw léegi nag pour loolu wallaahi dama lay jàpp pour insécurité de transport ku ma di bëgg yàlla. déedéet dama la mën nga wala ñaanal dimbali yàlla déedéet yow doo dugg ci biir oto bi looy def ci matriculé bi chaque jour benn ba bokkañ non dama am yoo xam ne man dama ko ànd ak de boog lu la neex lu tax ma may def loo xam ne lu ma arrangé. dugg si biir ma xool teel bunt bi yaa ma sonal waaye baax suñu tubaab ak yàlla moom. aja am jëli boo dem aja yéega oto mu gaaw ko jëli boo dem mu gaaw donc voilà moom verbalisé nañ ko ñaari infraction la am insécurité de transport apprenti yi ci marchepied bi donc ñu delluwaat xool suñu véhicule numéro 2. bañ na serrer à droite alors ko dawut asalaamaaleykum gendarmerie nationale so yaa jàmm mën naa xool pièce oto bi s'il vous plaît CNC bi date la kañ la woon pare ngay dawal oto bi pare ngay dawal oto bi oto ba ngay dawal pour yow assurance bu jeex moo gën a garaaw CMC bu jeex CMC bu jeex mooy maanaam oto bi amul daw maanaam amul carte grise rek n'est-ce pas de deux maa ngi la topp depuis Grand Mbao non seulement booy jàdd doo respecter signalisation yi de deux sa feu stop bi des fois on dirait que day dem mais des fois tamit day mel ni lu bañ mais amul benn signalisation boo respecté amul benn jàdd boo xam ne def nga signal làmb nga signal au moins doxa si intention na da ngay jàdd dëgg loolu dëgg bu ñuy yëg pont bi fii yaa ngi doublé tata bi mais presque boo xoolee yàgg tata bi yenn ànd ba wàcc pont bi bu wóoree ne mënoo ko doublé toppal si gannaaw
du ko doubler parce que ñun bëgg nañ ko doubler parce que mën nañ ko doubler am na intention doubler ko donc boo ñu mayoon dañ koy doubler ñu dem si ñoom. waaw léegi nag dama lay attester si loolu te oto bi dama ko immobiliser parce que amul défaut de CMC wala immobilisation dégg dama la dafa attestation am day jeex léegi am dañuy ànd nga yóbbu ma oto bi LG Mbao nga immobiliser la oto bi nga jéem a débrouiller à ce que nooy def ba amaat CMC bu mën a jël si oto bi. na nga jël oto bi nga yóbbu ma ko LG Mbao nga gaaral ma ko foofu c'est bon. donc suñu voiture numéro 2 verbalisé wuñ ko sax dañ ko immobilisé yóbbu nañ ko gendarmerie Mbao donc ñu xooliwaat suñu conducteur numéro 3 moom mi ngi woon ci 2 infractions. gis nga ko déjà moom toppul cré maanaam beneen sens lay jël signalisation yi yaa ngi gis déjà signalisation yi moom benn doxu ci ñu topp ko ba léegi déjà gis nga nekkul priorité signalé wul na day dem station bi mu jaar directement dem station bi instant bi nii gis nga moom bañ a jaar ci route nationale bi sax moo ko jaral mu dagg station bi pour gën a yombal boppam yoon bi. donc li ñu bëri dañ koy def mais c'est interdit parce que aw ci une voie non dédiée à la circulation la ni nga daggee station bi noonu pour wàññi embouteillage bi infraction la donc ñu taxawal ko moom tamit xool ko wax ko liñ gis ci dawalam. waaw gendarmerie nationale saa yaa ngi si jàmm. mun naa xool këyit oto bi mun naa xool këyit. waaw moo xool. li mooy assurance. ah. non dafa jeex mooy dafa jeex. waaw da ngay daw sans assurance. ah. xam nga ne daw sans assurance délit la. xam nga ne mu lay ci tëj. ma jéggal leen. man tooñoo ma de. non dëgg la kay maa tooñoo boobu kay moom. non yow lu nga def moo bëri. oto yi lii nga jël yëpp sa bagage yi buy déborder si gannaaw pour la la. oto bii nga jël sa bagage yëpp ko ba muy déborder si gannaaw pour la la. nga yow lii nga def nii xamoo danger yu si nekk. parce que yaa ngi jël ay fer nga def ko si oto boo xam ne waru jël ay fer. nga jël ay fii nga takkalante fii da ngay daw nekk si oto am keneen ku nekk sa gannaaw xamoo lii bu waddee lan lay def si beneen oto bi. yooyu en danger la yoo xam ne peut-être xam ngeen ko sax mais da nga koy minimiser mais nga bakkan doomu aadama kenn du ko minimiser. dafa am solo. waaw moo tax léegi nag comme def nga ba daj naa ci non seulement yow défaut d'assurance bi moom immobilisation la maanaam lii moom buñ la jàppee ni lay tëj ngay dawal sans assurance. nga dë nga boole ci lii. da nga may seet oto bu baax oto bi dama koy immobiliser dama koy téye yow boo koy jéem a xool lii nii yow yaay borom waaw jéem a wut beneen oto bu ko jël. xool mu nga seet bu baax ngeen commencé wàcce bagage bi. waaw. waaw non lii moom. oto bi nga fu moom moo paat benn L200 laa yore moo am problème mu paat moom la nekk fii rek te jot naa ñëw waaye c'est la première fois ma jël ko ndaw génn sax lii moom xam nga lii yow xam nga am na loo xam ne xel nangu ko loolu kay xam nañ ko maa tooñ kay moom man nangu naa maa tooñ man kay ay xanaa kersa rek la ma kii xam nga ne lii xel nangu ko oto bi dañ koy immobiliser nga wàcce bagage yi pour feneen foo ko dugal bu baax oto bi doog a dem baax na maa ngi lay boole benn gendarme bu ñëw ànd ak yow boo dindee ba pare mu ànd ak yow yóbbu oto bi gaare ko LG Mbao parce que yow amoo assurance dañ lay arrêté dafa d'assurance arrestation loolu moom dama la koy wax mu leer nga xam ko boo ko xamul nga laaj kii boobu fi loolu nii moom mi ngi mel ni adok arrêté même man mi fi loolu tey jii yàlla xam na ne am kersa sax du génn man ñu def loolu sama jël ba aja dégg nga gendarme moo ngi ñëw dafa loolu sama jël ba baax na donc moom tamit immobilisé nañ ko wàccee na bagage yi immobilisé nañ ko defal nañ ko fiche d'immobilisation ñu xooliwaat suñu conducteur numéro 4 mooy camion bi. yaa ngi si oto bi. man la waaw. foo jaar oto bi foofu la oto bi war a jaar. oto bi ah foofu damaa gis benn oto tourné ba yàlla damay war a tourné. oto bu lan la. benn diitot bu ma ci laajte. benn diitot bu ma bokkal bagage quoi bu ma bokkal bagage. yow pour nga romb pour nga jaar foofu ñaata minute nga fa def. non code bi mooy jël moo gàtt. code moo fa xajul parce que foofu noonu distance boobu xam nga bu baax. ne camion bi mënul jaar foofu. nga xool PSO bi. xool carte bi. oto nga yor oto bu mag nga yor. waaw.
oto bu mag ku ko yor ku ne ñëpp xam nañ ne non seulement man bu ngay dépassé respecté woo signalisation amul benn yoon boo signalé dëgg la wala dëgg bu ngay doublé ñaari oto yi laa est-ce que signalé nga signalé woo de un bu la yaa ngi sama gannaaw rek xam nga lu xew non waaw dama bëgg ñu d'accord ci maag yow moo tax may laaj yow sa mun dawal desan parce que yow bu dee da ngay def lépp te mënoo xam ne yow yaa ngi def infraction déet sa conscience des na parce que yow nga yor oto bu mag ay risque la léegi nag dama lay jàpp ci yooyu nga def dégg nga waaw léegi taxawal loo may wax waaw pour nga jàppale béyaat bi ak doo am départ quoi si sën bi doo am départ parce que yàlla bu dee damaa jur maa ngi dégg waaw bët bilaa léegi xaar nga maa ngi ñëw barke yeneen bi man maa ngi ndax li ma defal nii kenn tonu la mën na la see bañ a fekk bilaa yéen lu ñu mën a baal oto bu ndaw sax duñu leen ko baal tolérance bu ñu am ci oto bu ndaw yi yéen kenn du leen ko toléré parce que seen dégâts du ndaw te ay bakkan ñooy daw ci tali bi accident yu bëri léegi da ngay gis koo xam ne dafa nekk di respecté code de la route am koo xam ne moom yoonam nekkul ci code de la route def lu ko neex ñëw rey nit ki après yow nga dem ci question après mu jeex loolu ñun luñ ci mën dañ ko ci def waaw entre nous quoi nga xool xam nga buñ leen attesté entre nous ndax leçon ma leçon ba àdduna tukki man moo ko naree def ma bañ a ndawalati moo ko gëm ah lu ma gëm mooy xam nga man maa ngi ci accident lu ma gëm mooy su may jàppale keneen du ma la jàppaat jour bu loolu amee foofu laay gëm na dund jàppale naa yéen chauffeur oto yu mag yi yéen da ngeen war a gën a vigilant waaw yenn vitesse yi du yoon ngeen koy daw ci route nationale bi xel nangu ko oto bu mag muy doublé ñaari oto bu mag nga doon doublé ndoo ñaari oto bu mag danger weesuwul loolu nga jël intersection Petit Mbao ñuy jógee Petit Mbao nga ñëw ti marqué woo temps d'arrêt bu ndaw sax lu mu gën a yées nga xool ndax amul oto bu ndaw buy ñëw stop bi waaw bu ngay ñëw marqué woo sax temps d'arrêt vitesse bi nga nekkoon non non mënoo sóoraale foofu doo gis oto biy génn nga cof wàññi xool ndax kenn ñëwul nga dem bu amee kuy ñëw parce que oto bu mag nga jot nga yor bu amee oto kuy ñëw mais nga wàññi même bu dee yaay priorité sax mais nga wàññi te di la ñaax waaw nga gën a góorgóorlu dégg nga da ngay dem Elzey Mbao boo demee nga récupérer ko foofu permis bi laa jël ak benn carte grise ok jërëjëf. donc li leen indiloon chers téléspectateurs semaine bi amuñu meilleur tamit li ñu am mooy le meilleur des pires mooy Ndiaga Ndiaye bi ñaari infraction la am suñu pire des conducteurs de cette semaine mooy véhicule numéro 2 mooy 4x4 bi donc ñu jox leen rendez-vous semaine prochaine pour un autre numéro. léegi téye na benn sens bi ñun ñoo war a dem léegi lii boo ko defee doo musa def accident parce que code de la route prévoir na lépp boo respecter les règles impératives de conduite doo def benn accident léegi maa ngi dugg naa ci biir koñ yi fii gisoo lii piéton yi lay waxal piéton buy jéggi bu dee am na passage piéton na dem jéggi foofu te buy jéggi mu bañ a daw mu jéggi avec prudence bàyyi ba oto yi may ko waaw piéton buy jéggi war na xool gauche ak droite piéton boobu dafa jékki-jékki doon dox si trottoir bi rek daal di daw jéggi ci laa ko laale te malgré que daw ma vitesse bu baax mais piéton bi aussi yow booy jéggi war nga xool gauche xool droite s'il y a possibilité nga jéggi mais bul daw di njëkkante circulation bi ak oto yi. semaine prochaine dinañ àndaat ak gendarmerie dellu ci autoroute à péage bi xool excès de vitesse yi. yow yëg nga li bees li am seen assurance vie. waaw jot naa cee bindu démb mooy seen vie fagaru. te li ci gën a neex moo di ak ñetti téeméer par semaine mën ngaa am sa retraite comme bépp liggéeykat. man de ñaari at rek ma dese pour ma dem à la retraite waaye ak seen vie fagaru jaxle jeex na ndax dinaa fay ko à la retraite comme ñëpp. ak wóor gise ba na ni daje. def leen ne ñoom yéen liggéeykatu secteur informel jël leen seen retraite ak bànneex ak ñetti téeméer rekk par semaine daw leen souscrire seen vie fagaru si seen assurance vie. seen assurance vie assureur bi leen di taxawu te ànd ak jamono.
information bu ngeen soxla woote leen ci 33 889 50 52 wala 33 889 73 89. Sen Assurance Vie moo leen doon may seen émission le meilleur et le pire.